mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom ma tegu ci midi bismillah ci xabaaru njoloor si li ci gën a fës njiitu réew mi Macky Sall jot na fësal ni kon lu toll ci junniy jàngalekat dañ leen jël dugal leen ci njàng meek njàng mu Sénégal loolee nag ñiy génnee ci FASTEF ak ñi nekk ci SNEIPS bu Thiès mënees na cee bokk ay kàddu yu bàyyi ko ci Mouhamadou Moustapha Diagne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu jokko beek jokkalante bi jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi mu ci prox ndool di xam ne nag danañu teg ak kuréel woo xam ne dañ koy jaarale ci xarala yu yees yi ngir ñoom ñu mën a bindu dañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ak i kàddoom yi nga xam ne jot na ko ci fësal ci biir xabaar yi juróom benn fukki ay poste yoo xamante ne nag di yëngu ci wàllu wér-gu-yaram la ngir faj askanu Sénégal dañ leen gën a dooleel gën leen may ay jumtuwaay diggante Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Tivaouane Mbour Géej ak Caajaay naka noonu tamit ci diwaanu Joal loolu nag li ci jublu rek mooy fexe ba ndaw yi mën leen faggandiku waaye itam lépp lu jëm ci wàllu kon ay jàngoro yoo xamante ni mën na ñàkk ci réew mi ndax léeg-léeg mu leen di daal di faat dinañ ci digg itam nu ma gën a yaatoo ci biir xabaar yi bu calandee Kër Coose ma nga ca Saloum ca foofee nag jàpp leen ni jot nañu amal ab lël woo xamante ne nag daloon nañ ko muy gulet mu daal di fa am jëm ci wàllub koom-koom waaye tam ndaw ñi seen taxawaay ci wàllu woowule ndax foofee nag ci dëkk ba lu toll na ci ñetti junniy xëy jot nañ ko fa samp ci dëkk ba jaarale ko ci mbayum dër mi daan ci ànd ak leeral ak Adama Sarr ci biir xabaar yi yëglekaay yi mooy laajtu xabaar yi ci njoloor si mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtu xabaar yi nees kii bu jàlla àndee ñu ni ci faram fàccee mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaar yi des koy door ak jàkkaarloo bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal da ko doon amal ak taskatu xabaar yi ni ki tey suba jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu l'armée bi di forces armées di Maître Sidiki Kaba moo doon taxaw di tontu laaju taskatu xabaar yi moom nag ginnaaw gi doon jot na addu ci ponk yu bëri yoo xamante ne nii ñeel na réewum Sénégal rawatina fitna yu jolli woon ci réew mi ci weeru mars gi du ñàkk kàddoom yooyu kon dina ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci sunu xabaaru maraxi bu jalande leneen ci wàllu xabaar njiitu réew Macky Sall maa ngi ko wax ci njotteelu xabaar yi nee na lu toll nag ci juróomi junni jàngalekat dina ko daal di jël dugal ko ci njàng meek njàngale mi ci Sénégal bëgg-bëgg boobee nag mu ngi ko fësal ñetti fan ci weeru avril gi ñu génn ci bu muy jënoog askanu Sénégal doon wax ci lépp lu jëm ci bés bi nga xam ne dañu jagleel wàllu indépendance ci Sénégal moom nag jot na fa faram-fàcceel ni kon bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi jaaree ko ki yor kàddoom di Mouhamadou Moustapha Diagne nee na dinañ samp kon ab kuréel woo xam ne ñoom jàngalekat yi dinañ ci mën a bindu bu ko defee kon ñu mën a bokk ci juróomi junni jàngalekat yooyu nag bokk na ci jàngalekat yi génnee ci FASTEF naka noonu tam ñu nekk ci SNEIPS bu Thiès ñoom itam bu ñu daadee jaaree ci kuréel woowee ñu fas yéene samp jaaree ko ci xarala yu yees yi mënees na cee bindu ngir ñu mën leen jël bu ko defee ñu mën a wéyal ab njàngale ci njàng mu Sénégal Mouhamadou Moustapha Diagne la ñuy teewli kàddoom ci micro Babacar Seck. bii nga xamante ni bii nag mooy bu bees bi juróomi junni jàngalekat yi bokkul ak bële parce que bii du concours bii ministère bi ci portail semaine dina def benn lien boo xam ne képp ku bëgg a candidater da ngay présenter dossier après day am benn comité boo xam ne mooy def sélection bi donc c'est dire que lii boo gisee ñu def ko aussi dafa am lu ñuy wax plan quinquennal maanaam ministère dafa décider ci juróomi at yi ñu jëm vraiment affaire déficit enseignant moom mu nekk suñu ginnaaw donc kon plan bu ñu commencé la ren war a jeex di fii ak juróomi at. sortant par exemple FASTEF yi ñoom 717 la ñu woon 363 yi déjà jël nañu leen donc ministère bi mënatul taxaw pour bañ la jël am na ñeneen sax ñuy wax sortant SNEIPS de Thiès ñoom aussi ñu ngi ci xel ministre bi donc ñu ngi waxtaan ak président de la République pour xool ñoom ñaari cohorte yooyu naka lañ leen dugale ci juróom junni yi ñu war a jël loolu moom vraiment. incha allah ministre bi ci boppam balaa yàgg dina ci jël décision te am nañu yaakaar ne incha allah dañu leen dugal ci cohorte bi cohorte 5000 yi ñëpp dañu leen yónnee benn lien boobu nag incha allah dañ ci def dossier yi nga xamante ne bii ko ci nekk moom nga war a scanner dugal ko ci biir donc ci lien bi ko xool rek di nga ko gis déjà bon de façon mooy dossier classique bi bon ñëpp xam nañ ko léegi nag suñu demee ba nga xamante ni bilee comité de sélection bi réunir ba jël juróomi junni su boobaa nag la ñu laajte ay dossiers physiques.
kuréel gii di assise citoyenne des jeunes moom nag amal nañu lëlu waxtaan wu yaatu ginnaaw gi nag daal di sekk ak janoog taskatu xabaar yi di ki démb ci lañ prox ndoll daal di fësal kon seen bëgg-bëgg ginnaaw waxtaan wi nga xam ne amal nañ ko samp ko jëm ci ndaw Sénégal en action loolee ko lañ ko daal di dippee ñoom nag nee nañu kon ginnaaw gi danañ amal ay assises nationales maanaam ay waxtaan yu yaatu seen biir bu ko defee lépp loo xamante ne ay financement la ñu daal leen ko jagleel loolee nag jëm ci bëgg-bëgg bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall amee na ko ngir xëyu ndaw yi doon lu mucc ayib ci réew mi ñu ànd ci leeral ak reportage bu Aïssatou Kane. ab mouvement apolitique moo jugal ay waxtaan ngir jàppale ndaw yi ñu mun di firndeel seen mën-mën. loolu moo expliqué démarche bi nga xam ni def nañ ko ñu ne dañuy woote diisoo ngir ndaw Sénégal yépp dajaloo bokk ndey bokk baay toog waxtaan te xam ni réew mi lu mu métti bu ñu ko waxtaanee solution dina génn ndax Sénégal dëkku waxtaan la dëkku diisoo la. ay assises dinañu ko amal biir dëkk bi ngir mun a ñaax ak taxawu ndaw yi te ñu mun si gis seen bopp. nous nous donnons un délai de 2 mois. ñu ngi leen di jox ab ñaari weer ngir wër Sénégal yépp nga li ni mel nag ñu leen di xamal ne nekkut benn yoon lu ndaw. Sénégal d'aujourd'hui et de demain. alal bu takku dinañu ko taxawal ngir jàppale ndaw yi. di nekk un fonds d'investissement boo xamante ni ay sénégalais encore une fois ñoo koy mettre en place pour accompagner jeunes yi nga xam ni tey amuñu accès à certains financements. dinañu boole seeni doole ak yeneen kuréelu ndaw ngir bañ a am xaaj ak seen. consortium jeunesse Sénégal observatoire national de la jeunesse conseil national de la jeunesse organisation jeunesse yi nga xam ni yépp ñu ngi ci Sénégal ñu ngi leen di woote dinañ dem waxtaan ak ñoom gisee ak ñoom xool partenariat ndax lii du liggéeyu benn nit. liggéey bu diis la. kuréel bi boole ndaw yi ngir gëstu leen te it am ay saafara daje nañu ngir xeex jafe-jafe ndaw yi ay doxalin yu bees dinañu ko dëgmal fii ak ay bés. Aïssatou Kane jërëjëf ñu dem ci daara ja kawe ja ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw nag ay fitna yu foo daal di jolli woon ci biir étudiants yi jot nañu def ab waxtaan wu yaatu ngir rek gën a mën a dooleel lépp lu jëm ci wàllu diggante waaye itam fexe mu daal di ratax ginnaaw gi nag fexe itam dooleel li nga xam ne moom mooy kuréel yi ak tamit lépp luy wàllub xeet ci Sénégal ak li nga xam ne mooy jàmmoo geeg jàmmonte gi nekk seenu diggante ñu daal di ko gën a lawal mu gën a jëm kanam loolu nag rawatina ci ndaje bu ñu koy daal di amal daal di def leng ak waa Kekendo ñoom ñu nga foon ngir rek gën a fësal seen diggante ak rataxal gi nga xam ne kon moo ci amee étudiants yi nag ñoom nee nañu kon tey lañ gën a taxaw teem bu ko defee lépp lu di fitna bañati jolle ci daara ju kawe ja janook taskatu xabaar la ñu amal niki démb ñu ànd ci leeral ak Ngor Diouf. gannaaw ay jàmmaarloo yu ñu nemmeekoon ci université Cheikh Anta Diop ñu bëri jàpp ni diggante xeet ak xeet la tànk jàmm yi di wéyandi ba tey ñaari mbootaay yi di àddu di indi ay firnde ci lu fa jotoon xew. c'est juste benn problème mu ñaari étudiants yi la rek bu ndeysaan seytaane dafa bëri doole bu dugg mu nekk étudiants yu bokk ci beneen ñaari entité ba problème am ci voilà ba mu am ay gaañu ndeysaan ñu koy mettit lu trop. mu nekk loo xam ne ku nekk sénégalais rek être conscient vraiment de ce que ça signifie war na la mën a métti mu war a nekk loo xam ne ñun ñëpp a ci war a liggéey gas ko suul ko ci mu gën a xoote. Ali Diédhiou bokk ci mbootaayu Kekendo bi di naqarlu bu baax li ni mel jàpp rek ne li ni mel newutoon benn yoon diggante xeet ak xeet. li xewoon université buur yi woo ñu ne ñu il faut ngeen leeral ko pour ñu gëm ni amul. loo tax ñu ñëw fi wax ni du problème séeréer ak joola problème ñaari étudiant la ba ki tudd xeex boobu problème séeréer ak joola bu mu toll fii tey ñu ñëw di ko war a leeral donc noonu la demee problème yàgg na am université ñun étudiant dañuy suñuy moyen la ñuy utiliser ak nu ñu koy régler entre ñun problème boobu jeex. Buuru Siin ñu duppee ko Ñoxo Baay Juuf ñëwoon ci bile ndaje di ñëwaat ci kóllëre bu dox diggante séeréer ak joola. il faut que li ñu war a nit ñi war a xam ñu xam ko lii nekkul problème diggante séeréer ak joola suñu njaboot ñoo am problème jote mais ñaari ethnie yi dara nekkul seen diggante loolu bëggoon naa ko wax. naka noonu buuri aussi yebaloon ab ndawam moom i tamit ñaawlu na bu baax lu fi jotoon a xew. roi du Suy mooy Sibilu Mbay lii metti na ko lool ma tax parce que ndax te xam na ni ay doomam ñoo fa am ay problème ay doomam ñoo fa laalante
joola ak séeréer waruñu xeex ba deret tuur ba am fa ñi fay gaañu loolu ci suñu làkk ci joola dañu naan ñii maanaam c'est interdit waruñ ko def roi du suñu lu leen di woo tey mooy ñi bàyyi lépp lu romb dajee ñoom ñaar ku nekk sigi xool moroomam ñi xam ni ñuy def ba ñu booloo. cousinage à plaisanterie maanaam jamasante bu dox diggante joola ak séeréer nekk lu am solo diggante xeet ak xeet ba tax mbootaayu séeréer yi ak joola yi daje ngir li ni mel dàkk ci mim réew. waaw Ngor Diouf daal di addu ci wàllu pàcc mi ndax ministère bu ñu dénk wàllu woowee nag daf na samp ab kuréel ñu dippee ko kon TIMS yi ñoom nag seen xëyante mooy fexe ba toll ci juróom-benn fukk bërëbu fajukaay diggante Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar Tivaouane Mbour Thiadiaye ak Joal ñu daan leen kon joxe jumtuwaay ngir rek ñu mën a gën a taxaw ndaw Sénégal rawatina kon tout tànk yi ndax jàpp na ni kon léeg-léeg ñuy daal di faatu ci ay wopp yoo xam ne lu mën a ñàkk la ñu teelu ci leeral kii di Alassane Mbengue moom mooy secrétaire général bu ministère de la santé ak action sociale ñu teewli kàddoom ci micro Mountaga Kane. tàmbali benn projet bu am solo boo xam ne dafa jëm ci dooleel poste de santé yi ci ay jumtukaay yoo xam ne dafay xeex feebaru xale yi feebar yi dal xale at bu jot dafay am nombre bu am solo bu muy rey te loolu war nañ ko mën a éviter lu mën a ñàkk la. pour que ñu éviter ko nag jumtuwaay yooyu ñu joxe tey am na rôle bu am solo bu mu ci joué ba tax na gouvernement à travers ministère de la santé et de l'action sociale lëkkaloo ak ONG PAF mais aussi ak université bu Dakar ak bu Thiès ngir xool nan la ñu mën a doolelee structure de santé yi ngir xeex bi ñuy xeex feebar yi dal xale yi ñu mën koo gagner projet boobu nag ñu ngi koy doxalee ci région de Thiès ñu tànn ci lu toll ci juróom-benn fukk ci ay poste de santé mais bi ñuy tànn Thiès nag dafa am fu ñu ko wéer parce que Thiès dafa nekk région boo xam ne ay at a ngi nii mu ngi doxal ay projet ci li ñuy wax expérimentation balaa ñu koy mën a lawal ci biir Sénégal. service d'hygiène bu diwaanu Tëngéej ñoom def nañu xayma ci at mi nee nañu nag dañu teg ci ay jumtukaay yoo xam ne mën su ko jëfandikoo toll na ci fanweer ak juróom-ñaari tonnes bu ñu ko xaymaa toll na ci fukk ak juróom-ñaari millions sunu xaalis ñoom nag ginnaaw gi ñu ngi askanu Sénégal ngir ñu bàyyi xel bu baax ci li ñuy jëfandikoo rawatina ci ndorteelu weeru koor wi ñu ànd ci leeral ak Babacar Seck. fanweer ak juróomi tonnes ay produits yu kenn mënatul jëfandikoo bokk na ci xayma at bu brigade bu service d'hygiène bu Tëngéej def produits yooyu ñu ngi ko nangoo ci ay opération yoo xam ni service bi amaloon nañ ko ci département bu Tëngéej. bon peut-être produit mënu ci boole meew moo ci gën a bari mënu boole ay moutarde mën jàppale ay tomate mën a jàppale sax ay produits pharmaceutiques ay beurre lépp jàpp nañ ko loo xam ne mu ngi ciy jaay ci bitig yi jàpp nañ ko te yooyu ñu ngi ko jàpp ci département bi yëpp te département bi dañ ko diviser en 5 secteurs mooy commune Diamniadio Toubab Dialaw Sébikotane Tivaouane Peulh Niaga. ginnaaw bi leen yokkalee ay jumtukaay ngir ñu xeex ak mbas mi major Mamadou Thiam Faye mu ngi ñaan ay kilifaam ñu ubbi ab concours ndax agent yi mën a yokku. mais li ma bëgg ñu gën a dimbale pour ubbi concours yi xale yi mën a ñëw jël relève bi parce que ñi fi nekk comme personnel vieillissant ñoom amatuñu doole ñi dem retraite te suñu demee kenn du fi nekk te soo jëndee matériel bu toll nii valeur 3 milliards ak oto ak produit te amuloo élément yoo xam ne ñoo koy kii loolu baaxul moo tax ñu ngi koy ñaan di ko ñaanaat
mu dimbal ñu ak ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mu ubbi concours yi pour xale yi dem école pour ñu mun a dellusiwaat jël relève bi. ñu jëm ci koor mu nekk weer woo xam ni askan wi dina yittewoo produit yu bëri loolu tax agent yi nekk service national de l'hygiène di ñaax consommateurs yi ak commerçant yi ñu moytu produit yu périmé yi. koor moo waroon a doon sax weer wi nga xam ne ci leen war a consommer lu gën a néew waaye mooy weer wi ni gën a consommer te loolu dañuy gis ne produit yooyu bu fekkee ne population yi defuñu attention di ko vérifier comme il faut mën nañoo jënd produit yoo xam ne mën na leen indil ay ngaañ waaye nag ñi nga xam ne ñooy jaay produit yooyu ne service d'hygiène moom mi ngi fi. ci xayma brigade d'hygiène bu Tëngéej bi mën nañ ci boole opération désinfection yi nga xam ni service bi amaloon na ko ci mbënd mi. Babacar Seck jërëjëf maa la koy junj itam ak tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey juróom-ñaar fukk ak ñett nit ñoo am yees woppi Covid 19 ñeent fukk ak ñeent yi di ay cas communautaire juróom-ñett fukk ak ñaari nit ñoom jot nañu wér ci mbas mi ñaar fukk ak ñett ñoo nekk ci sowtaas waxtu wi ñett nit ñoo ci ñàkk seen bakkan yóbbu lim ñi ci ñaat ñi ci faatu ba junni ak juróom-ñaar fukk ak ñett junni ak juróom-ñaar fukk ak ñett nit yoo xam ne jot nañ ci faatu bi mbas mi duggee Sénégal ak tey jii waxtu wi kon lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett nit ñoo nekk ci traitement bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye commune bu Kër Thiocé maa ngi koy junj mu nga ci diwaanu Saloum ñoom amal nañu lël waxtaan wu yaatu bii nag guléet ñu ko daal di amal jëm ci wàllub koom nan la ñuy def ba ndaw yi daal di fësal ak lépp loo xamante ne ni am na fa bu ko defee ñoom ñu mën ci gis seen bopp amal nañ ko ci dëkk ba loolu nag ma nga amee ci tawaayu kilifa yu bëri ndax nag jàpp na ni kon dëkk ba am na ay ñoo xam ne kon seen taxawaay ci wàllub liggéey ak ci wàllub koom doon lu mucc ayib ndax di jàpp nañu ni lu toll kon ci ñetti junniy xëy jot nañ ko samp te lépp mu nga bàyyee ko wala bokk mu nga jaaree ci mbayum ndër mi ca diwaan ba ñu ànd ci leeral ak reportage bu Adama Sarr Aïssatou Mbaye. commune bu Kër Socé daal dina amal édition bu njëkk mu di ay bés yu ñu jagleel wàllu koom bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamee ne moom moo di maire ko ak commune bu Kër Socé lii di wàllu mbay mi nag buñ ko suqalee daañu mën a amal ay xëy yu bari. ku ne xam na ne Kër Socé activité maraîchage bi développé na fi ndax sur 71 villages. ñu ngi am 50 ou bien plus de 50 villages yoo xam ne am nañ ay périmètres maraîchers yoo xam ne tey jii bu ñu ko xaymaa lu ëpp 3000 emplois créé nañ ko ci te revenu yi nga xam ne moom lañ ci jàngat périmètre bu ci nekk dina def économie 4 ba 5 millions par an donc loolu bu ñu ko calculer dafay nekk économie boo xam ne bu am solo la ci gox bi. gannaaw ba mu ñëwee teewee li nga xamee ne moom moo di bëccëgu koom yi kii di njiital chambre de commerce et d'industrie bu Kaolack dal dina xam ne day ñii di commune yi nag suñ ko suqalee Sénégal dina mën a suqaleku. Sénégal mën nañ ko orienter mën nañ ko diriger à partir de Dakar mais kenn mënu ko suqali gérer ko te ñëwoo ci gox-goxaan yi. yaakaar naa loolu politique de concentration bi wone na limitam ndax Dakar mi ngi gën di sonal ñëpp ci nekkin ci dëkkin ci lépp lu mën a doon kon monsieur le maire li nga def lu rëy la. ci fàttali nag commune bu Kër Socé mu ngi féetee ci arrondissement bu Ndiédiène ci département bu Kaolack. njiitu agence nationale promotion tourisme bu Sénégal ma ngi woon ca bët gànnaaru Sénégal ngir xool ñi yëngu ci wàllu tourisme seen taxawaay waaye tamit xool secteur privé bi foofee naka la fa daal di demee moom nag ginnaaw kon jot nañu porox ndoolu ginnaaw lël wi ñu amal ngir xool nan la ñuy def ba lépp loo xamante ne jafe-jafe la te ñu koy jànkonteel ñu mën ci indi saafara gu yaatu moomal Alioune. fexe ba tourisme soqalikuwaat ci diwaanu Ndar loolee moo doon ëmb ndaje li nga xamante ni am na ci diggante ñiy yëngu ci secteur boobee ak kilifa yi agence sénégalaise de la promotion du tourisme ndaje loolu nag càmbar nañu jafe-jafe yi secteur yi ci bu baax a baax. office du tourisme syndicat d'initiative bi nekk fii moom lañ njëkk a dajal tey ci suba ñu waxtaan ak ñoom ñu woon ñu ñoom ni ñuy liggéey. wal ñu ñoom ci yan fàndu liggéey bi lañ nekk ci wàllu promotion ci wàllu développement de produits ci wàllu renforcement de capacité ak amélioration qualité de service ak waajal li nga xam ne dina ñëw ci Ndar nga xam ne pétrole bii ñu fi tudd ak gaz bi dina indi ci zone Saint-Louis demande bu forte en matière de tourisme d'affaires. su weesoo ñiy liggéey ci hôtel yi mbooleem ñi nga xamante ni bokk nañu ci chaîne de valeur tourisme bi daje nañu ci waxtaan woowee wax seeni jafe-jafe. li ci ëpp ci ñoom waaw nga xam ne jël nañ qualifié yi jël éco guide yi jël guide yi
jël artisans yi ñëpp daal ku lim juum ci wàllu bëgg ñu fësal seen liggéey ñoom ku ci nekk wax nga sa bëgg-bëgg ñu ni tamit service boobu nga xam ne mooy direction du développement de l'offre touristique ñu mettre ko au contact ak acteurs yi nga xam ne dootuñu leen sori dañuy nekk ak ñoom bët bu set di wax di xam seen i bëgg-bëgg bët bu set di ci taxaw di ci dox ndax loolu mooy cëru ASPT. gannaaw ba nga xamante ni toog na ab diir doxul ndax mbasub coronavirus bi secteur tourisme mi ngi am yaakaar que ni ndaje yu mel nii buñ ci jógee seen liggéey dana taxawaat bu baax a baax. weeru koor bi teru luñ ci demeeku nag léeg-léeg ci télévision ci rajo yi mooy ay émissions yoo xam ne day am ay ngëralante jëm ci wàllub diine wala ci wàllub tarixa loolee nag tax ba CNRA ak kuréel wii di association bi ëmb association islamique pour servir le soufisme ñoom nag di dankaafu ñëpp ñi nga xam ne kon ñoo yore wàllu woowee waaye nag fii ci groupe Emedia Invest loolee nag lu ñuy bàyyi xel la ndax saa su nekk lépp lu jëm ci digle yi dañ ko topp mu jeex tàkk tere yi ñu daal di koo dandu fexe rek baskan wi jox leen xabaar yu leer te wër du am benn jafe-jafe ci lu jëm seen wàllub bopp wala sax lu jëm ci wàllub tarix ak wàllub xeet ak du ne mel loolu nag mooy kàddu yu bàyyi ko ci Mame Dorine Gueye moom mooy directrice bu contenu ci ITV ñu teewli kàddu yi nga xam ne jot na ko yëkkati ci wàllu woowu waaye tam di ci dalal xelu askan wi ci micro Sophia Ba. ñun dañuy diffuser ay séries parce que vraiment chaîne privé lañ tamit te dañuy xool tamit li nga xam ne askan wi dañ ko bëgg ñu defal leen ko mais ñu xool aussi naka lañ leen koy joxe parce que sketch yi fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi aussi mais il faut ñu xool vraiment message yi nga xam ne que moom la ñuy véhiculer à travers ces sketchs ces émissions là ñu jéem ko defar ba nga xam ne du heurter kenn en fait et que dinañ ci jàngale sans pour autant jël religion bi en dérision parce que je pense que si askan wi li ñu bëgg la ñu mën a jaarale sunu ay message pour mu yegg ci ñoom donc il faut juste mettre cadre yi nga xam ne moom la pour que ñu jox leen programme yoo xam ne vraiment sell na yiw na aussi d'autant plus que ci période du ramadan lañ nekk et qui dit ramadan wax tamit période bu sell donc li ñu war a jox askan wi ñu seetaan ko tamit dafa war a vraiment sell forcément du changer trop sama contenu sauf que ramadan bi comme ni ñu koy waxee noonu dañuy adapter contenu yi ci contexte bi pour que message yi nga xam ne moom la ñu bëgg jox te mu soxal askan wi ñu yeggale ko ci askan wi à travers émission yi ñuy def ci ramadan bi. kon programme bu am solo bu leen xaar ci weeru koor yi ci ITV yegsi nañu mbokk yi ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen a nga ci rapport bu Amnesty International section bu Sénégal génne jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ci réew mi dara baaxu ci La Tribune ne suñu réew du Sénégal mu ngi jëlee dëbb xonq bi de ndaxte Seydi Gassama ki gaayam nee nañu àq ak yelleefu doomu aadama ci réew mi des nañuy sàmmonteeg moom jaay doole gi ci réew mi itam faw mu dakk naka noonu tamit bërëb yi denc nit yi maanaam kaso yi dafa fees ba tuuru nañuy jëfandikoo tuut tànk yi dalee na siif ak sàkku itam faw mu dakk ci réew mi naka noonu suuf askan wi nga xam ne ñu ngi koy teg loxo te coow lu rëy di ci jolli saa su nekk ci réewum Sénégal laas ne Amnesty International section Sénégal jàpp na réewum Sénégal loxo ci poos ndaxte nee na tolluwaayu ak yelleefu doomu aadama yi ci réew mi des na ñoŋ ba tax muy artu kilifa yi ci réew mi yéeglekaay bi ne Seydi Gassama njiit li ma ngay défendre borom ñaari tur yi ci réew mi ba noppi dal ci kaw nguurub njiitu réew mi Macky Sall enquête ne tolluwaayu ak yelleefu doomu aadama yi kay ci tableau wu lëndëm kurus la nekk waxtu wi te rapport 2020 jàpp 2021 bi nga xam ne Amnesty International génne na ko moo ko fësal di wax ci ak yelleefu doomu aadama yi wax ci nit ñeeg seenum sañ-sañ naka noonu taxawaayu taalibe yi ci réew mi tout tànk ci Sénégal Le Quotidien Amnesty bu bono bon la jox suñu réew du Sénégal ñàkk sàmmonteeg ak yelleefu doomu aadama yi ci Sénégal Vox Populi ne njiitu Amnesty International section bu Sénégal Seydi Gassama ma ngay défendre borom ñaari tur yi ci réew mi ndaxte nee na lépp luy seen ak seen yelleef dañu war a sàmmonteeg moom ba noppi di woo état bu Sénégal ngir mu jël ay responsabilité ba mu jeex tàkk ci mbir mi Seydi Gassama ne la muy wax dafa leer ndax défendrul góor jigéen ñi la muy taxaw kay mooy seen ak seen yelleef moom njiitu Amnesty International section bu Sénégal yamu ci Vox Populi mu ñuy xamal ni amul benn ONG bu mu mënti doon boo xam ne mën na wàññ
loxob Sénégal ba ñu daganal góor jigéen ci réew mi Les Échos ni maître Sidiki Kaba niki tey lay wax moom ministre des forces armées dina wax ci ponk yu bëri ñeen réewum Sénégal rawatina l'armée bi ginnaaw fitna gi jëli woon ci réew mi yéeglekaay bi ne maître Sidiki Kaba tey jii dina gine askanu Sénégal gépp ci taxawaayu nguurub Sénégal ginnaaw coow lu jëli woon ci réew mi ñeel mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr L'Observateur jox kàddu gi colonel Abdou Aziz Ndaw muy artu ci réew mi ne faw ñu def attention ndax liy xeeñ ci réew mi ñeel wàllum kaaraange rawatina wàllum terrorisme daal neexul colonel Abdou Aziz Ndaw yamu ca ndaxte nee na faw njiitu réew mi Macky Sall jël ay matuwaayam li ko may li xewante réew Mozambique mën naam ci mim réew mbas mi ci réew mi la teew mu ne mbasul assureur yi ci Sénégal ndaxte nee na ci atum 2020 gi lu ëpp ñaari téeméeri milliards sunu koppar jot nañ ko dugal seen gafa agent yu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal bu ñu feebaree faju dina leen tëj Le Quotidien ne dara warulu ko nag lu dul mutuelle bi ñu leen jagleel te mu nekk ci jafe-jafe yu rëy yéeglekaay bi ne mutuelle bi dafa feebar te luy ji njaag seenum njiit mooy njaag ki bàkk njaag dëgg ci mim réew mooy jëwriñ gu ñu dénk wàllu paj mi ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr le mandat ne en tout cas nag lay xeeñ ci yorinu mbas mi ci réew mi dara baaxu ci ndax ñu ngi koy tuddal ni njuuj njaag dëgg kon moom ci yorinu mbas mi ci réew mi te moom jëwriñ gu ñu dénk wàllu paj mi di Diouf Sarr loxoom setu ci bu ñu sukkandikoo ci le mandat L'Observateur xëy jox kàddu gi chef de protocole moom Abdoulaye Diouf Sarr di Abdoulaye Thiongan wax ci tolluwaay mbas mi ci réew mi ak meeting politique yi ñuy gis ci réew mi ak dajaloo yi yëpp ñeel wàllu politique lépp yabaate la Le Témoin ne en tout cas nag troisième mandat bu amee ci réew mi bu mu betti kenn ndax ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu pàcc mi ci réew mi ñoo des nañu ko ci réew mi Sud Quotidien ne ginnaaw meeting yéeg transhumance yi taxar naa ci réewum Sénégal yéeg likaay bi ne ndax ñetteelu mandat mooy xeeñ ci bopp réewum Sénégal xëccoo jiite yi ci jàkk yeeg jumaa yi ci réew mi la l'enquête xëy def gëstu gu yaatu duñu xamal coow li jolli ci jumaa yeeg jàkk yi ci réew mi te dara warulu ko lu dul kiy jiite yéeg likaay bi ne weñ gaa ngi demee ci manjaxaan ga te coow lii saafara ko du yomb critique ne makkaa ngay soog a metti nag ndax ujaaj yi ba léegi xamuñu ban tànk la ñuy taxawee ci ajub ren wi ndax mbas meeg mesures yi nga xam ne gën nañ ko tengal ci Arabie Saoudite Le Soleil ne conseil présidentiel gu yaatu jëm ci tàggatu ndaw ñi danañ ko amal fii ak njeextalu weeru juin gi ñu dëgmal te dogal bi njiitu réew mi Macky Sall démb la ko jël ci conseil des ministres bi nga xam ne amal na ko ak jëwriñ nga mi ngir saafara ñàkk xëyu ndaw yi ci Sénégal ñu bàkku jëm ci làmb ji sursaani jàkkaarloo Bombardier ak Balla Gaye 2 du sedd mukk ndaxte moom gu nekk mbuur gi nee na saa bu arbitre sifflé day dox ci kaw Balla Gaye 2 sunu làmb ne jàkkaarloo Ama Baldé sël bu ndaw ak Modou Lo gu nekk Parcelles Assainies même bu dee seen jàkkaarloo gu njëkk dafa lajj moom Ama Baldé sël bu ndaw ma ngay dankaafu gu nekk Rock Énergie gi ndaxte moom Ama Baldé nee na bëgg-bëggam ci Modou Lo leen kott la te bu bës baa lépp dina leer ndaxte dina ko duma dina ko daan mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laajcu xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxee bu calandee fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir yi ngi ci jërë ngeen jëf ñoo ak jàmm.